mbokk internetu Seneweb TV seneweb.com ñu ngi leen di nuyu tey nag dañoo ñëw ci bërëb yi nga xamante ne bi ci la Sen'Eau nekk fas yéene waxtaan ak kii di Ibrahima Sarr di chef de département Visio Ibrahima Sarr ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay di leen gërëm ci ñëw bi ngeen ñëw Sen'Eau pour nemmeeku pour nemmeeku ñu xam ci lan la ñuy dox. Ibrahima ñu ngi lay jaajëfal laaj bu njëkk bi ñu lay laaj rek ci wàllum ndox bi mooy Sen'Eau ñaari at a ngi nii mu nekk Sénégal boo amee bilan boo xamante ni da nga koy tiire lan lay doon. ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci question bi Sen'Eau mi ngi commencé activité am 1er janvier 2020 donc depuis bi mu commencé 2020 bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy définir ay yoon ni man yoon yi laay def pour améliorer qualité service bi njëkk bi mooy fexe ba nit ñi accès ndox bi mu gën a yokku beneen bi ci des moom mooy fexe ba service bi aussi gën a yëwan fexe aussi performance yi mooy résultats yi ñuy am muy gën di yokku donc yooyu ci la sukkandiku fexe tamit ba affaire formation yi ak lépp lu nga xam ne dafa jëm ci formation yi mu développé ko ba nga xam ni parce que collaborateurs yi pour ñu mën a gën a def seen liggéey dafay soxla formation bokk na ci partie plomberie xam nga ndox boo ko waxee plomberie ci la bokk donc mu waral sax ñu signer ay contrat ak convention ak école bi nekk Diamniadio pour former ay plombier parce que métier boobu du métier boo xam ni généralement dañ koy former ñu bëri ñuy jël fii lañ leen di former donc léegi am na possibilité former ay plombier Diamniadio beneen bi ci des moom mooy axe beneen bi muy fexe lu ñuy wax empreinte écologie ak environnementale mooy consommation carbone xam nga da nga dégg ñu ne la monde bi am na effet gaz carbonique dafa am effet de serre ça veut dire que dafay indi température monde bi day yéeg te yooyu dafa am conséquence ci dund bi donc kenn ku ci nekk entreprise da ngay def activité ci jëm ci loolu aussi benn axe la boo xam ni entreprise bi daf ci dox beneen bi ci des moom mooy carrière collaborateurs yi xam nga ku dugg ci entreprise bi ñu bëgg nga toog fi parce que bëgg nañu nga sentir nga yëg fi sa bopp donc dafay baax ñu accompagner sa carrière loolu aussi entreprise bi axe la bu am importance bu mu taxaw beneen bi ci des moom mooy sécurité ça veut dire que bi ñu Sen'Eau ñëwee 2020 li mu njëkk a def mooy jëndal ñëpp EPI ça veut dire que collaborateur bu nekk booy dem chantier casque yi nga war a sol chaussures de sécurité yi nga war a sol ak jumtuwaay yi nga xam ne moom ngay yore mu installé ko loolu mooy presque 7 axes la yoo xam ni yoon la pour performance bi ñu bëgg a atteindre pour satisfaire clients yi ñu mën ko atteindre. ci seenu yoon yooyu noonu am lenn loo xamante ne lu yees la mu am at ci ren. ba mu tàmbalee daw ak léegi muy usine KMS 3. ban njeexital la usine boobu am ci disponibilité en eau ci clients yi. waaw KMS mi ngi ñëw 26 avril bi passé 2021 ñu ci sant yàlla bu baax nag bi mu jàppandalee loolu ndax fekk na jamono yooyu tar na lool bis bu nekk nga dégg quartier bi amul ndox quartier bi presque chaque jour bi ñu defaan enquête da nga gis lu mat 100 quartiers yoo xam ni yëpp presque un peu moins d'une centaine yoo xam ni daawuñu am ndox wala suñu amee ndox ci diggante 0 heure la ba 6 heures du matin yooyu nag bi KMS bi ñëwee ak travaux yi nga xam ne def nañ ko ci réseau bi pour fexe mu gën a tasaare ndox bi presque quartier yooyu dem na ba lu néew fukki quartier la jóge na ci 100 ba dem na ci lu néew fukki quartier yoo xam ni dañu am problème mu ndox boobu nga xam ni guddi lay ñëw wala bu ñëwee tey bu subaa du ñëw donc kon loolu moom mooy importance bi nga xam ni 100000 yi bi mu ñëwee presque ñi ngi doon produire 435000 mètres cubes dem na ba ñuy dem 535000 donc loolu mooy dimbal bi mu ci indi ndax coow manque d'eau bi xamoon ngeen situation avant bi bis bu nekk nga dégg Parcelles Assainies
yenn saa yi nga dégg ci Dakar fii yenn quartier yi wala nga dégg ci goxu Tëngéej bi yenn quartier waaye presque bari na ci quartier yoo xam ne léegi nii fi ñu toll nii à plus de 95% dañuy am ndox H24. sànq ci say biir wax yaa ngi wax ni production bi dafa yokk waaye seetlu nañ ni ba léegi am na ay diwaan yoo xamante ni pour ñu am ndox dafay jafe lan moo tax. loolu il faut nga xool ko ci côté yu bëri am na ñoo xam ni dañu am déficit parce que fu ñu nekk ndox bi yoon bi muy jaar pour egsi ci ñoom dafa gudd yooyu ñun dañuy def projet am na ci ñaari côté yoo xam ne am nañ ko di fa def projet muy côté Montagne Rouge ak Batanin foofu yi ci côté Dakar bi lañ nekk am na ci foo xam ni côté Tëngéej la mooy yoonu dagg xolpa bi nga xam ni foofu aussi dañu am conduite buy jaar ci suufu péage bi mënatuñu gas di jaaraat ci suufu péage bi il fallait que ñu changer yoon bi ndax conduite bi dafa bouché ñuy def projet boo xam ne dañuy changer def ci beneen conduite mais ñi ngi ci boobu aussi pour régler yooyu poche nga xam ne moom moo des donc beneen deuxième cause bi moom mooy fuite yi xam nga KMS bu indee 100 000 mètres cubes jour supplémentaire dafay indi réseau bi day bari pression réseau bi boo may wax pression moom mooy doole bi ndox bi di am ci biir tuyau bi dafa daan nekk ay ci moyenne journalier daan na nekk lu ñuy wax 2 bar mooy 25 mètres ça veut dire 25 mètres su ma yéegalee ndox bi presque daan na mën bu jugee ci suuf nii dina mën a yéeg lu tolloog 25 mètres léegi nii bi KMS 3 ñëwee dafay dem ba 4 mètres 5 ça veut dire que yokk na presque 20 mètres de plus yoo xam ni ndox bi am na ko doole loolu dafa indi tuyaux yi nga xam ne dañ nekkoon ci zone yooyu nga xam ne daaw ñoon am ndox nga xam ne des fois réseau bi day am dépression dafay mel ni comme si ndox mi air bi da koy muucu yooyu dafa yëngal organes yi moom mooy point de raccordement yi yooyu yëpp dafa indi ay faiblesse bi ndox mi ñëwee nag foofu dafa def fuite presque fuite yi multiplié na par 2 entre 2 et 3 fuite yi ñu doon am ci at yee dafa yokk léegi à chaque fois mu am fuite aussi damay isoler pour réparer léegi suñu isoler client bi day wax ni man aw ma ndox donc yooyu yëpp ay facteurs la yoo xam ni day indi réclamation yooyu ngay dégg ñu ni la aw ma ndox aw ma waaye seen équipe yëpp ñi ngi taxaw muy ci numéro vert bi muy ci fi ngeen nekk ni ci centre visio bi bu fekkee ni dañuy jot information yi pour que ñu mobiliser ay équipe pour ñu dem saafara ko bu demee nag ba aussi jafe ba ndox bi xam ne dafa jafe te ñu war ko régler mu war a jël temps ay citernes aussi dañ leen di mobiliser pour yóbbu ko le temps que situation bi rétablir. beneen mbir bi ñu seetlu mooy ni que ñàkkum ndox mi dañ koy gën a seetlu ci période tàngoor boo ko comparé ak période seddaay lan moo koy waral. xam nga tàngoor bi consommation bi dafay yokk nit ñi li ñuy demander bu fekkee ni par exemple sedd bi nit dina sangu peut-être benn yoon peut-être bu tàngee dina sangu 2 fois wala 3 fois bu fekkee naan bi la aussi naan bi day gën a yokk donc période la boo xam ni demande bi dafay yokk ça veut dire que li nit ñi di soxla ci ndox mën na multiplier wu su multiplier wu aussi dafay nekk ci benn diir buy ndaw rek boo xam ni day jékki-jékki li ñuy laaj ci réseau bi dafay bëri te fekk na peut-être lii ñëw tolluwul noonu loolu nag day am benn moment bu muy am déficit léegi nag loolu ñun li ñu ciy def mooy loolu ci suñu cadre contrat la mooy fexe ba am nañu presque lu ma 300 ouvrages yoo xam ne ñoom ñooy yiy mobiliser ndox bi yi nga xam ne ñoom ñooy permettre ñu transporter ko mooy forcer ko may ko doole ak ouvrage ak yi nga xam ne ñoom ñoo ko stocké dañuy fexe ba lenn lu ci nekk na disponible suñu objectif mooy presque 90%. Ça veut dire que su ma taxawee ci waxtu wi ñu ne ma ouvrage yi nga am presque am nañ ci 300 am nañ disponibilité boo xam ne dina toll ci 98%. Ça veut dire que dañuy fexe ba dara du taxaw donc loolu équipe dañ ciy liggéey tout le temps. beneen affaire aussi boo xam ni Sen'Eau bu mu ñëwee yokk na ko mooy forage yi des fois dañ doon jékki-jékki def ba mu yàgg mu fatt loolu la ñuy wax régénération loolu aussi dañuy defar ñun suñu bopp sax ñoo constituer suñu ay équipe di def loolu bu njëkk ba dañ ko daan sous-traité mais léegi-léegi ni Sen'Eau moo koy defal boppam dañuy def loolu pour que ouvrage boo xam ne dafa daan am 100 mètres cubes mu jékki-jékki mu baissé ba 80 wala mu dem ba 50 dañ koy traité waat ba mu dellusiwaat di mën a joxaat li mu doon joxe yooyu yëpp ay ak lu ñuy def la pour que ndox mi mën ci jot dañuy def aussi surpresseur xam nga bi Sen'Eau ñëwee dañu laaj ñu ni def proposer leen
programme bu ñuy wax Pointe 2020 programme boobu dañ ci def ay surpresseur parce que am na côté yoo xam ne ndox bi su ñëwee foofu day ñàkk doole bi muy ñàkk doole nag il faut nga mu may ko doole loolu mooy indi lu ñuy ay surpresseur def nañ presque une dizaine de surpresseurs yoo xam ne da nga koy gis ci Dakar ci yenn gox yi nga xam ne xam nañ ñu ndox bi bu ñu ko may doole du egg ci population yi yooyu aussi bi mu tàngee dañ leen taxawaloon nañ leen temps yële mu seddee mais léegi-léegi ni dañ leen taalaat ça fait déjà 2 ou 3 semaines yëpp dañ ko taalaat pour fexe ndox mi mën a ci egg ci population yi donc yooyu mooy action yi nga xam ni chaque jour dañuy def réunion xool ndox mi nan lañ ko produire réservoir yi nan la stocké xool clients yi ay def enquête xool clients yi ñu am ndox ak ñu amul ndox tous les jours amul benn bis boo xam ne mënuñu génne ni la situation bi lii la fii la problème bi lii la ak yan action la ñuy def pour saafara ko donc loolu ci loolu lañ nekk bis bu nekk. bu benn diwaan naree ñàkk ndox yan matuwaay la Sen'Eau di jël ngir mën leen a jàppale ci jafe-jafe yi ñu nar a dund. li ñuy njëkk a def mooy fexe comprendre lu tax ñu màkk ndox est-ce que parce que ndox mi tuyaux yi leen di indil ndox dafa doyul diamètre bi mooy comment dire fi ndox mi fi muy jaar pour egsi ci ñoom dafa doyul wala est-ce que yoon bi muy jaar dafa gudd est-ce que mënuñu trouver beneen solution pour que ndox mi mën a egsi ci ñoom dina am côté yoo xam ne ndox bu ñëwee ba egsi fa dafay ñàkk doole mooy li ma doon wax léegi ci surpresseurs yi yooyu proposé nañ ko ba ñu valider ko ba ñu defar ko réaliser ko ay surpresseurs yoo xam ne day dimbali ndox yi mu egg ci clients yi suñ demee nag ba xam ni 24 heures yi client amul ndox dañuy mobiliser ay citernes yoo xam ne dañ koy yóbbu pour soulager la rek xam nga citerne du pour vraiment jox nit ki en permanence c'est pour soulager leen la bu ñu leen soulager terewul ñi ngi fexe benn solution boo xam ne ndox mi day ñëw mu jaar ci tuyaux yi ñu mën di ko am waxtu wuñ ko soxla. ban rôle la population bi mën a am ci wàllum ñàkkum ndox. ñàkk ndox moom comme ni nga ko waxee rek ñun Sen'Eau la mais population yi aussi suñu partenaire lañ ci ndax kenn ku nekk am nga compteur kenn ku nekk ndox mi sa kër am nga réservoir am nga ay robinet am nga ay chaises anglaises yoo xam ne dañu am ay mécanismes yu ciy nekk te yenn yi des fois day am défaut mën nga am mécanisme boo xam ne dafay yàqu boo bësee au lieu mu dellu si waat du dellu si ndox mi day continuer di tuuru te loolu di tuuru bu fekkee ne da nga compter lu mat 800 lu mat 900 clients su fekkee am na ci ñenn ñoo xam ni ndox moomu day dugg seen biir kër di tuuru naam seen facture dina cher waaye ndox moomu di tuuru noonu surtout su fekkee période bi demande bi yokk la day am effet ci ñeneen ñi nga xam ne amuñu ndox donc loolu aussi lu jara bàyyi xel la loo xam ni dina dimbali période yooyu nga xam ne dafa tàng te ndox mi doyul lu ci mel ni wàññil raxas oto yi wala arrosage nga fexe ba bu fekk na ko noonu arrosé nga xool noo koy fexe ba ndox mi en tout cas biñ ci jëfandikoo nekk lu néew loolu yëpp day dimbali pour que réseau bi am pression côté yi nga xam ne dafa kawe te ndox mi mën a egsi ci ñoom ndox mi mën a egsi ci ñoom. Ibrahima Sarr Seneweb mi ngi lay jaajëfal. ñun tamit ñu ngi leen di remercier ndax lii aussi baax na ci partager information yi ndax clients yi kenn ku nekk xam ni affaire bi ñun ñëpp ko bokk ñun ñi ngi liggéey pour fexe clients yi am satisfaction ci ndox bi clients yi aussi rôle bi ñu war a jouer pour sakkanal ko pour que ñëpp mën ci bénéficier wu kenn ku ci nekk boo doxalee li nga war a doxal rek da nga naan ñun ñëpp dinañu am satisfaction incha allah.